Babacar Diouf, président du conseil d'administration de la mutuelle nationale de santé des acteurs culturels du Sénégal. kuréel gi nga xam ne moom la ñu jiite mu nekk mutuelle nationale de santé des acteurs culturels du Sénégal dafa toll tey ci am lu tolloog ñetti junniy doomu aadama yoo xam ne bokk nañ te nekk ci Thiès ba tax na war nañoo mun a tàmbali faj bi. dëgg la daaw sax lañ ko doon waaj waaye bi feebar bi ñëwee dafa am lu bëri lu mu gàllankoor tey ñu ñëwoon daal di xoolaat ñi ñu waroon àndal te jotaguñu woon signé convention ñu signé ak ñoom convention won leen suñu bopp wax leen ne war ngeen mën a tàmbali jëlal ñu suñuy nit saa yu fekkee ne matale nañ li nga xam ne moom la ñu sartoo ak ñun ndax nekkul ne dangaa bokk rek dangaa bokk da nga am ñoo gàddu te ñooñu ñëpp ku nekk da nga joxe nattam ci at bi natt boobu nag ñun dañoo jàpp ne bu ko nit ki matalee bu ñëwee jaar ci ñett ñii ñu ko wax ne ko da ngay dem ci poste de santé ñu faj la buñ ko mënul ñu yebal la ci centre de santé buñ ko fajul ñoom ñu yóbbule ci hôpital bu boobaa ñun li ñu warloo ak yow dinañ ko def te moo taxoon ñu dem waxtaan ak ñooñu ngir suñuy nit fu ñu dem ñu daal di leen fa toppatoo ci toppatoo yi gën yi ñu yaakaar ne mooy li war a am. mbir mi bu fekkee ne dangaa jël lim bi dañuy seet fu ñu gën a bëree fi ñu gën a bëri ñu seet bërëb ya fay faj ñu signé ak ñoom convention mais Thiès commune la comme ñëpp fii la ñuy tàmbalee dañuy tàmbali mais suba bu fekkoon ne am nañ lim bu tax Morolan ñu mën faa dem. signé convention ak poste de santé ba fa ne ñu signé ko ba nit ki bu feebaree du soxla mu ñëw ba fii foofu rek lay yem faju kon mbir mi fi mu nekk nii tey ci commune bi la ñu yem mais région bi yëpp la bokk département bi sax la ñuy wax comme région nee nañ c'est devenu une fiction administrative kon nañu jàpp daal ne suñu nit fu ñuy nekk bu ko lim ba matalee rek dinañu fexe signé convention foofu ñooñu mën a faju xam nga ñun ñi dund nañu fii loo xam ne neexul ci xolu kenn te boo xoolee xale yi ak ndaw yi nga xam dañuy yëngatu ci wàllu cosaan ak aada dafay xaw a doy waar bu ñu ko gisee ñoom ñu xalaat seen bopp ndax nit ku dem ba julee joué ci film bu toll nii Gelwaar Ceddo nga gis Serigne Ndiaye Doos taxawaay yam fa taxaw nga dégg koo xam ne Yandé Codou moo doon jiitu fu Senghor di dem mu nekk ci bépp ba muy génn àddina nit ñi di nekk ci ay ket te du moom rek Laba Socé dans la sous-région lan la deful nit ñi képp xamoon nañ ko waaye ñooñu dañoo mujj ci Baye Pël ci loo xam ne publicité bi ciy nekk ñun gëm nañ ne buñ góorgóorloo loolu dinañ ko sànge sutura suñuy askan suñuy mbokk ndax ñun li war mooy nit ki bu siiwee am doole ñëpp di xëccoo pour nekk ak moom xarit nekk di ko xëccoo amatul ñëpp bàyyi ko bu boobaa bu gestoo war na fee mun a fekk loo xam ne dina ko sang malaanu sutura boo xam ne kenn du ko xamal dina feebar ba génn te kenn du fi toog di publicité di yelwaan mel ni mënaluñ seen bopp ndax yàlla jox na acteurs culturels yi képp kuy yëngatu ci cosaan ak aada may nañu tey ñu mun a wéeru ci ay doomu aadama yoo xam ne mën nañu fexe ba ñu am koom boo xam ne ëllëg mun nañu sax suñuy nit bu ñu waree dem bitim réew ñu yóbbu leen ci sutura ñu faj leen ñu delloo si leen te benn ak ñaar duñ leen dégg te duñ fi nekk di yelwaan ne dañuy ket loolu dafa nekk jom boo xam ne moo waral mutuelle bi taxaw mu tax nag nit ku nekk rek fa nga taxaw bu la yàlla mayee wér-gu-yaram xalaatal ne am na ku la jege ku yëngatu ci aar bi te peut-être ay yaramam sutante ñu jël dara teg ko ngir loolu mun a nekk ndimbal ci ñoom nekk ndimbal ci ñun nekk ndimbal ci suñuy njaboot loolu gëm naa ne yéen seen taxawaay foofu la war a ne ñun suñ taxawaay ci loolu la war a ne ndax mbir mi benn politique nationale bu ñu àndi la rek waaye ñun nañ ko jël def ko suñu mbir ba nga xam ne nañ ci faj suñu aajo. Mamadou Lamine Sanokho man maay président du bureau régional de la mutuelle des acteurs culturels bon ñu ngi am mbégte di sant ñi nga xam ne ñoo ñu wuyu si tey di sant suñu PCA di Babacar Diouf
di sant le trésorier national disons Mapadi Diouf di sant tam ñi nga xam ne ñoom laa bokkal liggéey bi yëpp ci bureau bi di sant aussi Anne-Marie Faye di bon directeur di pratiquement la directrice du centre culturel boo xoolee boobu ba léegi bi ñu démarré bon mun nañ ne que liggéey bi yeex na ndax dafa am lu ko waral dal mais tey bon yàlla baaxee nañu ba suite ak bon atelier yi ñu def ak maanaam suñu xalaat yi ñu faram-fàcce ba mun ko teg ci ay kayit ba mun a taxaw tey bon mun a lancer bon soins yi bon kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp daal. parce que def naa li ëpp ci solo ci waxtaan bi bon suñu PCA bi tudd Babacar Diouf wax na ko ba pare. xam nga ñun suñu mutuelle li ko wutaleeg yeneen yi mooy ñun bon dañu wàcc dara ci poste de santé yooyu kon am na ay convention yoo xam ne dañu ko bon signé ak fukki poste de santé ak juróom-ñeent ak hôpital régional ak bon centre hospitalier bu 10e kon am nañuy yaqin ba bon fi may wax ak yéen nii ne bon ñi nga xam ne seen cotisation dañ koo mëtal à partir du 5 bi ñu nekk nii wala suba incha allah bu ñu demee ci poste de santé yooyu ñu faj leen seetam léegi la fi bon docteur Silva bi nekk pharmacie Kayor jóge kon am na ñaari pharmacie yoo xam ne yu mag yu nekk Thiès yoo xam ne ñoom tam dañoo signante ak ñoom ay convention yoo xam ne maanaam ñi am ordonnance boo xam ne vraiment lettre de garantie bi ci bureau régional mutuel bi la jógee suñu demee defe naa bon il faut ñu mun a jënd foofu ay garab mais nag ñu leen di fàttali ni que ne dem jëndi garab wala dem faju il n'y a pas la gratuité nañu fàttali que ne su dee pharmacie bon 50% yi ñoo koy jël en charge mais 50% yi nit ki dem di jënd garab gi moo ko war a mottali bu dee faju bi tam 80% yi nañu fàttali que ne la mutuelle de santé moo koy jël en charge mais 20% yi nit ki moo koy jël en charge kon bon vraiment am nañu yàqin am bon yaakaar mais incha allah bon faj bi tàmbale na daal. Nous remercions Dieu parce que nous avons fait un long parcours avant d'en arriver là vraiment bon c'était la croix et la bannière à l'origine vraiment de l'installation de cette mutuelle parce qu'il y a eu beaucoup de couacs, il y a eu également beaucoup de lacunes par rapport même à l'installation de la mutuelle. Par la suite, par la grâce de Dieu et par en tout cas bon l'abnégation du PCA et par l'abnégation de son bon trésorier qui en même temps cumule beaucoup de fonctions, je pense que vous me permettrez en me saisissant de l'occasion, surtout de remercier le trésorier bon général qui est auprès du PCA, qui cumule beaucoup de fonctions, parce que en principe, il devait se limiter de sa fonction de, disons, trésorier. Mais il est en même temps l'informateur, il est en même temps, bon, je ne sais pas, celui qui s'occupe de l'administration, celui qui s'occupe de pas mal de choses. Donc, une fière chandelle à M. Mapadi Diouf. Hein. Bon, cela dit, pour répondre à votre question, effectivement, Thiès peut se réjouir présentement de pouvoir démarrer ses soins. Parce que malgré cette longue attente, malgré les difficultés, en tout cas qui ont précédé à cette bon, cérémonie de remise, disons, des livrets, par la grâce de Dieu, nous avons réussi aujourd'hui à signer énormément de conventions avec certains postes de santé, avec le centre hospitalier de Thiès, avec aussi, disons, 2 grandes bonnes pharmacies. Donc, Thiès est prêt vraiment à prendre en main les soins de ces acteurs culturels et bon, de leur famille. Yaay Fatou Sy, artiste comédienne. am na tur bu ñu ñëw waaw. léegi mutuelle boo xam ne du feebar wala sa njaboot nga dem faju vraiment léegi egsi na Thiès pour acteurs culturels yi. artistes yi yéen tey yéen a ngi ko doon xaar de xam nga. ñu ngi ko doon xaar bu baax a baax a baax sant yàlla rek dolli ci liñ ko sant ndax bu njëkk ba da nga naan ñëw doo am ku la faj nga feebar ñuy wër fu nekk di la ketal wala di ngay wër fu nekk di la ñaanal ket daal pour sa ordonnance yi
mais léegi comme am nañu mutuelle dafa mel ni ay millions nga ma may damaa kontaan damaa sant yàlla surtout man mi nga xam ne toujours maa ngi ci yoonu hôpital bi xam naa nu mu mel te xam naa ordonnance yi saf na tar nag waaw di gërëm nag ñu ko defal waaw parce que bu dul woon ñoom duñu faju vraiment maa ngi remercier suñu président Jules Dramé foofu laay commencé Anne-Marie directrice centre culturel bi ak ñoom ñàmme seen ñoom ñëpp nga xamante ne ñoom boobu ba tey tooguñu waaw atta gi nii tooguñu ñu ngi yéeg di wàcc di yéeg di wàcc ba tey affaire bi sotti. maa ngi ñaax sama mbokk artistes yi ñëpp nañu ñëw parce que ñu ci bëri duñ ko gëm ndaxte am na ñu bëri dañuy ñëw dañuy dóor marto waaw léegi nag gëmuñu ko mais man gëm naa ko parce que ñëw naa jot naa sama carte sama doom dinaa faju te sama 5 membres de famille dinañu faju ku ci feebar di nga faju poste de santé boo dem di nga faju boo demee hôpital di jëm di nga faju boo demee régional di nga faju te sa ordonnance day wàññeeku waaw li doon dal 10 000 boo ko dee jëndee 1000 francs xam nga ni loolu neex na waaw. yaakaar nga ne tey jii ab artiste di bégal képp ku am naqar wala tawat waratul toll foo xam ne day am jafe-jafe même bu dul wér-gu-yaram sax ñëpp di ko yëg. waaw ñun mënuñoo toog fu nekk di dem di yalwaani wala di dem di wax suñu problème waaw mais ku ci ne xam nañ ne ñun ñu ngi bégal nit ñi kon nag kuy bégal nit nga nga koo war a bégal waaw moo tax nag mënuñoo dem daal di mënuñoo ñaan vraiment metti na nag mais sant yàlla daal. beneen bi ñu ngi wax ne gouvernement mi ngi def ay jéego statut sax seen statut artistes ak acteurs culturels mel na léegi pare na. loolu day wane ne aussi nguur gi mi ngi leen jox gëdd. waaw ñu ngi ñuy jox gëdd ñu ngi ñuy jox gëdd de ñu ngi ñuy jox gëdd par rapport ak bu njëkk ba waaw bu njëkk ba moom mel woon nii waaye mi ngi ñëw ndànk-ndànk. non xaaj bi yeggseegul mais dégg naa mi ngi ci yoon bi jotaguñ ci mi ngi ci yoon bi day ñëw. maa ngi tudd Bour Sine di artiste chanteur dëkk Thiès entrepreneur social en même temps handicapé. waaw di rafetlu ba initiative bi quoi di ko remercier di ko rafetlu bu baax a baax. faj moom kay amuñu njëgam léegi wax rek fagaru gën faju te lii boobu la ñu ko doon xaar surtout ñun artistes yi dañoo yàgg a sonn dañuy feebar duñu am fu ñu fajoo kon gisee mutuelle bu day ne ñëw pour jàppale ñu si sawar te depuis au début ba léegi ñu jotee au courant kon tey su ñëwee tey bokk si lancement bi am suñu carte comme ñëpp dañ siy sawar te dañuy assister affaire di ñaan yàlla affaire bi gën a avancé di wax tamit ne gars yëpp ñu adhéré surtout sama mbokk handicapé yi surtout artistes yi ñëw adhéré si mutuelle bi ndax c'est pour nous quoi état def ko pour kenn artiste la ko defar kon boobu la ñu doon ñaan yàlla wallu kon am na fi ñu walloo quoi incha allah dès maintenant commencé nañ si man moom sama côté dinaa def lu mu mën képp koo xam ne xam naa handicapé dinaa wax yow nga ñëw même sama mbokk artistes yi nekk Thiès bi dinaa fexe ñu gën a xam information pour ñu mën a adhéré ndax déjà on est dedans ak na à Thiès ñu ngi si biir ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi si biir waaw sant yàlla alhamdulilah ndax instant 2020 ba mu passé na ñu ngi si 21 ak projet yi bees dañ ñaan yàlla def si jàmm rek waaw ku gis sa bopp quoi inchallah. Nous sommes tous des professionnels de santé. Entre autres, je représente la branche pharmacie et on va faire de notre possible pour soutenir cette action. Voilà, on sera toujours derrière vos représentants et tout faire pour encadrer l'action, voilà, la prise en charge sanitaire de telle sorte qu'on ait le meilleur résultat auquel vous vous attendrez. Voilà, c'est ça en gros. Mais n'ayez crainte, notre expertise sera toujours à votre disposition.